ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ba tey ci situation préélectorale bi ñu nekk di dund à presque 2 mois des élections législatives jogante ñeel palum député yi war a teewal askan wi ca pencum ndawu réew ma ñu naan ko assemblée nationale. bu ngeen seetloo nag jamono jii mën nañ ni ça part dans tous les sens moo xam du côté du pouvoir comme de l'opposition. ndax bu weesoo bataille de positionnement yi xëccoo yi lii daan ci ñëw surtout côté opposant yi particulièrement nag coalition bu ci mel ni Yewwi Askan Wi ndax lu tax seen mbir gën a bari coow mooy élection locale yi ñu weesu sénégalais yi dañ leen wóolu dekki leen localité yi ëpp dayo ëpp enjeu ci Sénégal li kóolute gënu koo rëy yaakaar itam gënu koo rëy ba tax na bu ñu tolloo ci yenn situation yi ñun askan wi fal xam ni wutuñu ndombal tànk ëllëg bu réew mi soppi woon ay dirigeant suñu taxawaay du changer ndax xeexuñ ay nit mbaa ku ñu compal ëllëg système la ñuy xeex dafay baax ci yenn situation yi ñu taxaw leeral ngir ñu mën a jubbantiwaat rang yi. mu am itam beneen mbir bu ñu nemmeeku actuellement ci scène politique bi muy jéem a dox ci xelu sénégalais yi ñun wax dëgg fa yàlla fan yi dem nañ bay poser way question ñen ñooy pouvoir ak ñen ñooy opposition. pour ñun dañoo nekkoon dans le coma ximaliku fekk 2024 passé ba ñu soppi régime ndax bu njëkk coalition wala parti au pouvoir mooy wax opposition bi daal di njëkkante génn tontu mais léegi li ñu seetlu fan yi mooy opposition bi mooy génn def sortie ci même jour bi même waxtu yi pouvoir bi mel ni ñu tàqalikook seen sago bàyyi seeni nelaw ak seeni njaboot boole ko waxu yu tara tar woo média yépp ci guddi gi ngir apporter réplique. léegi lan moo waral changement bi pouvoir bi léegi am posture opposant nekk toujours dans la défensive li ko waral mooy bu ngeen bëggee dëgg Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection législative yi di ñëw ni ñu déposer seeni dossier surtout mbiru parrainage baaxul baaxaanul dañ leen éliminer d'office bu ñu toppee rek yoon moo tax jamono ji ñuy tëb di dal bëgg lëndëmal xelu sénégalais yi di def luñ naan bataille psychologique ak ay conférence de presse dul jeex loolee daan ci ñëw indi ci ay leeral nu mu demee lu tax war ñoo bokk bu ñu toppee rek yoon. leneen li ñu ñëw aussi mooy coow li dox fan yi diggante professeur Amsatou Sow Sidibé ak coalition les serviteurs bu Pape Djibril Fall ñu ciy wax mbiru lubalu parrainage yu jàmbur ñiy jàppee ko acharnement ci candidat boo xam ne bari nañu ko gëm am ci moom yaakaar am ñu gis ni waa ji teg xel la. ñun nag am nañ ci suñu jàngatu bopp gannaaw bu ñu dégloo ñaari version yi xool li xel mën a nangu ak li leerul suñu bopp. donc lii mooy poñ ñu fas yéene waxtaanee tey gannaaw coow yu bari yi jib ci langum politique bi te mérité ñu taxaw ci ndax li nga xam ne ñu ngi koy dëgmal duy caaxaan ndax mooy dernière étape laata présidentielle yu 2024 yi war a définir ëllëgu Sénégal. fi ñu koy tàmbalee mooy coalition Yewwi Askan Wi nga xam ni jamono jii seen candidature yi département bu Dakar dañ ko rejeté donte jamono ji ñi ngi def recours ngir ñu mën a defaraat mbir yi te leen ko yóbbee muy xëccoowu ñenn ci ñoom fii nag la ñu bëgg a taxaw ndax bu ngeen seetloo depuis ba seen coowal Ndakaaru jibee ñu naan Barthélémy Dias dem na DGE Ndakaaru dina yënguwaat am sax ñu doon wax naan na jeunes yi génn ndax Macky Sall dafa soppi liste Yewwi Askan Wi ci Dakar ngir mën koo rejeter jamono yooyu yëpp ñun dañ ne tekk waxuñ ci ndax amaana buñ ko partagé woon ay jeunes mën nañ koo dégg dem di engagé wu ci combat boo xam ne xamuñu nu mu demee donc ñu ne tekki tey ndeke lu jiin njaak ñooma parce que ñun li ñu mënul comprendre mooy mu leer la ni nguur gi nga jàmmaar lool du la may dara te loo ko may mu jël. ngeen dem ba bés bi ñu war a déposer dossier yi réglé woo leen seen i jafe-jafe à l'avance laataa ngeen yegg si bureau DGE ba far nag déposer liste candidat yu baaxul liste boo xam ni respecté wu li loi paritaire bi wax ci localité bu ci mel ni Dakar nga xam ni gagné nga ko ba noppi maanaam avant ñuy dem élection yow xam nga ni 7 députés yi nekk Dakar yëpp yaa koy moom li ci des mooy ku nekk teg ni lay intérêt personnel am defar liste bu baax dem déposer xaar élection jot. noppal seen bopp noppal seeni militants ki sympathisants mais li indi problème bi biir Yewwi mooy te lii faaw ñu leeral ko sénégalais yi ku ne xam nga ni boo bokkee ci liste Dakar par force da ngay nekk député problème bi yëpp lii la lii moo ne woon enjeu yi
bu ñu jëlee côté Pastef ñoom nangu woon nañ ñu sacrifier seen benn candidat pour jàmmam. waa PUR nangu ni ñoom tamit mën nañu am benn candidat Dakar tolloog wàllu Sénégal mi soog a ñëw sacrifié wu ñoom itam taxaw Sénégal mi nga xam ne nag jox nañ ko privilège moo am ñetti candidat ñoo fa nekk di wër-wërloo ba problème yëpp am donc lii mooy dëgg mais ñun lii yëpp méttiwuñu ndax ñoomi neen la mais li ñu métti mooy coow li ñu créé bés bi ñuy déposé dossier yi bañ naan Dakaaru dafay tàkkam déet ba am ñu commencé di woote résistance te ñoom expliqué wuñu Sénégalais yi ne problème bi yëpp ñoom la seen biir ñoom ñoo créé seen bopp ay jafe-jafe ñun lii la ñu mënul comprendre lu tax waxuñ dëgg waa Ndakaaru ci jour bii ne jeunes yi ku nekk toogal sa kër problème bi suñu côté la dinañ ko jéem a régler jàmmam. il a fallu ko benn Ousmane Sonko en tant que leaderu Pastef jóge Ziguinchor Cheikh Ahmed Tidiane Youm en tant que coordonnateur bu PUR moom itam bàyyi voyage am ñëw Ndakaaru pour tenir benn point de presse ngir leeral militants yi wax leen dëgg delloo si waat leen ndax jaxasoo woon nañ ndax waxtaan aussi wax dëgg ci la dañ leen di wax li xew biir Yewwi Askan Wi bu dul woon sacrifice yi waa PUR ak waa Pastef nangoo def ci yenn saay bu ñuy def ay tànneef ñuy sacrifier seeni membre bu dul woon loolu coalition bi tas na yàgg na ndax am na ñu bari ñoo fa nekk ñoo xamante ni poste kese moo leen ñor ni ñuy faloo dong moo leen intéressé donc yaakaar nañ ni waa Yewwi daañu profité ci lii ngir gën a jubalaat seeni rang ndax kat après 2012 sénégalais yi fas yéene tuñ folli rek ngir folli sénégalais yi fekk 2024 dañoo décider fal maanaam lu ñuy dugg nay leer lu ñuy def di ko seetantal dara bañ a lëndëmati seeni bopp ak seeni bët te lii na ko leader politique yi comprendre moo xam pouvoir wala opposition. waaye beneen mbir bu ñu nemmeeku fan yi mooy côté Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni léegi ñoom ñooy opposants yi bu ngeen fàttalikoo jeudi 5 mai la Barthélémy Dias def sorti ca mairie bu Dakar ci ëllëg sa waa Benno Bokk Yaakaar jiital Bamba Fall organiser ñoom itam conférence de presse ngir tontu barki démb aussi Cheikh Tidiane Youm ak Ousmane Sonko def seen point de presse bi ko Benno yëgee daal di yebal Mimi Touré moom itam mu improviser benn conférence de presse ci guddi gi xaaruñ sax le lendemain ngir apporter la réplique léegi ñoom lu ñuy tëb di dal lii mooy la grande question. bu ngeen fàttalikoo vidéo bi ñu doon leeral tactique politique yi am élection législative yi ñëw ak faleen bi dañu taxawoon ci wàllu parrainage jox leen ay chiffres yu exact ne leen ku ci bëgg a bokk war nga déposer au minimum lu mu néew 34 580 parrainage lii code électoral bu Sénégal moo ko wax direction générale des élections kuréel gi ñu dénk wàllum élection yi bind ko ci communiqué mu leer naññ envoyé ko mboolem coalition candidat maanaam say parrainage warul yées 34 580 warul tamit romb 55 327 parrainage dafa am benn lim bu ñu fixé ni lii la par exemple ku am 34 579 parrainage maanaam yow benn parrainage dong moo la manqué doo bokk ci élection falum député yi ñëw parce que mataloo le minimum requis yi ku romb également 55 327 parrainage te ci lu ëpp li nga xamante ni loolu la code électoral bu Sénégal wax maanaam nga dépassé le maximum requis yi doo bokk ci législative yi ñëw loi bii nii moo taxoon présidentielle bu 2019 Malick Gakou ñu daal di koy éliminer ndax liñ ko laajoon ci parrainage da ko dépassé ren en 2022 ndekete waa Benno Bokk Yaakaar contrairement au procès verbal de contrôle des parrainages bi ñu wan ne 55 327 parrainages la ñu déposé comme ni ko code électoral bu Sénégal sàkkuwee ndeke demeewul noonu Benno Bokk Yaakaar comme ni ngeen koy gisee ci dossier bii ñu déposé ñoom direction générale des élections 55 328 parrainages la ñu déposé maanaam dépassé nañ nombre bi code électoral santaane lii li muy tekki mooy élection législative yi ñëw Benno Bokk Yaakaar waru cee bokk ndax jàllul sax état bu parrainage yi parce que respecté wul li code électoral bu Sénégal wax muy le maximum requis lim bi war a ko weesu ñoom dañoo far ëppal dépassé ko te code bi da koy aaye lii moo tax fan yi ngeen gis leen fu nañu wër fa di wax parce que waruñu présenter benn liste ci Sénégal ndax jàlluñ parrainage dañ leen war a forclose élection yi ñëw entre Yewwi Askan Wi la war a doon coalition Wallu Sénégal coalition Aar Sénégal les serviteurs ak ñeneen ñi nga xamante ni sàmmoon teg nañ li ñuy demandé ci limu parrainage
mais Benno Bokk Yaakaar ñoom comme ni ñu rejeté yeneen i candidat noonee la ñu war a rejeté ñoom aussi seen dossier ndax respecté wuñu li loi wax. léegi nag ndax opposition bi dafay nangu yat bi seen kaw dong lay dal maanaam ñoom bu ñu juumee ñu rëq seen digg waaye coalition pouvoir moom bu ñu defee nag sudul noonu direction générale des élections sax moo leen koy nëbbal ndax daañu nangu ñoom loolu li ci kanam raw li bët. léegi dañuy ñëw ci kaw Pape Djibril Fall mi nga xam ne depuis des jours coow topp na ko ba obligé ko mu def benn sortie ngir indi jaay leeral. professeur Amsatou Sow Sidibé d'après li mu wax da ko joxoon ay parrainage gannaaw ba mu déclaré intention politique am ngir ñu xool nañu collaborer. nee na Pape Djibril Fall jëfandikoo ay parrainage am yooyee mu ko joxoon te ba tey woowaatu ko rax ci doole mu koy woo jëlul. salaamaaleykum Pape Djibril Fall man la professeur Amsatou Sow Sidibé essayé naa jokkoo ak yow fan yi yëpp bàyyi la ay message je n'y arrive pas je vais laisser un autre message même bu dee benn parrain jox naa la ko astama jox naa la des milliers de parrains léegi nag li ma seetlu ne dafa am xëy na lu tax amuloo courage wax ma lan moo xew gisuma boobu courage wax ma lan moo xew. mbiru Pape Djibril Fall nag ñu bari def nañ ko cas déjà am na ñuy poser ay question naan naka la fi mën a dajale ay parrainage diggante bi mu déclaré candidature am ak bi ñuy déposer dossier yi côté boobu nag ñun jàpp nañ ni lu mën a nekk la ndax ñun dañuy taamu di suivre doomi aadama di la topp même bu ñu mësul def ci yow vidéo avant muy déclaré candidature am ñun seetlu woon nañ mu tàmbali wër Sénégal ak bitim réew déjà ku xam communication politique seetlu woon nga ni lu yàgg dafa tàmbali di soigner image am à travers ay tournéem ñun boobu la ñu xamoon ni tôt ou tard dafay dugg ci politique mi ngi doon waajal boppam moo tax ñëwam ñun bettuñu te dañoo gis ni itam lu am solo la ndax réew mi kenn moomu ko ñëpp ci bokk yam ku ne am nga sañ-sañ def politique bés boo demee ba gis ni am nga lu mën a apporter sa réew donc yàgg na préparé wu du lu xëy rek sotti en plus ku am lu ëpp 200 000 personnes ñaari téeméeri junni doomi aadama yu lay suivre seulement sur Facebook te lu ci ëpp doy faux compte ay nit njaay lañ en plus nga am fooy identifié wu ci wàllum pas-pas ak dëkkuwaay yi doon seen fierté et puis ñu bari sopp la boo defee tuuti effort 34 et quelques mille parrainages warulaa mën a të. waaye nag bu ñu jëlee coom ak professeur Amsatou Sow Sidibé dañu gis ni am na lees waxul ndax dëggal politique doy na waar lool mais yàlla minimum d'élégance entre ñi ngiy jëflanteel looy sekk ak ñoom muy leer ñun gëm nañ ni coow li mënoon naa ñàkk mënoon naa bañ a jib bu fekkoon ni Pape Djibril Fall jëloon na sax téléphone am woo professeur Amsatou Sow Sidibé wala sax dem këram ne ko nii ak nii la demee parrainage yi ma jébbaloon baaxul ni kon du jar sax conférence de presse di tontu ndax organiser conférence de presse moo gën a métti fuuf jël sa téléphone woo nit wala nit woo la nga wuy ko mais comme ni ngeen dégg professeur ci déclaration am dafay woo Pape Djibril Fall mu lànk bañ ko wuyu lu xewoon diggante boobu bi mu koy bañ a tontu dara leeru suñu bopp lii benn la. ñaareel bi te mu tey suñu xel ci tontoom Pape Djibril Fall dafa ni daanaka ñoom bu ñu jëlee seeni membre ku ci nekk li nga dajale woon ci parrainage doyoon na leen daanaka sëkk. di seedeel yàlla ne jëfandikoo wuñ ci dara ndax jëmm yi ñu àndal liggéey bi ñu def ci parrainage kenn ku ci nekk daanaka yow rek mataloon nga ko waxuma laa nag ñun sunuy sabab yi nga xamante ni def nañu ko. maanaam bu ñu boolee woon seeni coalition ku ci nekk li ngi di ci parrainage dajale ko dina romb fuuf li code électoral bu Sénégal di sàkku donc même bu ñu rejeté woon seen yenn signatures yi war nañu dese ay junni parrainage pour mottali. boo jëlee par exemple PDS bi leen waxee ni 5000 parrainage ngeen war a mottali demaatuñ di def campagne parce que fekk nañu dencoon ay centaines de milliers de parrainage mais contrairement à Pape Djibril Fall li mu wax ñoom bi ñu rejeté seen 2000 parrainage ne leen da ngeen war a mottali automatiquement dañoo joxe ay numéro ngir woote ku leen mottalil te nee nañ seen membre yi ñuy dénk wàllu woowee daanaka ku ci nekk mataloon nga li mu parrainage yi ñuy sàkku ngir participer ci élection législative
donc yii yëpp ay contradiction yu leeru la suñu bopp yu leeru la ci bopp sénégalais yi nga xamante ni dañuy déglu wax di taataan ak a bàyyi xel benn kàddu bu ci nekk. li koy leeral nag coow lii muy ndax Pape Djibril Fall dafa utiliser parrainage Amsatou Sow Sidibé dem déet mooy comme ni ko avocat professeur bi waxee bu ñu defee seeni plainte bi ñu annoncé ñoom ba ñu ubbi ab enquête yoon dafay am possibilité xool parrainage yi Pape Djibril Fall déposé direction générale des élections daal di koy comparer ndax am na ci turu parrain yi ko Amsatou Sow Sidibé joxoon. buñ ko ci fekkee coup dur lay doon ci carrière politique am ndax ñu bari nañ commencé am xel ñaar ci sincérité am bu fekkee ne amul ñu xam ni dañ koo tooñ wu rëy rëy bu ko neexee sax toppan bi di ci yoon ngir ñu mën koo jox ndàmpaay yi ndax dafay nduru galgal dafay nduru yàq der dafay nduru kar koo xamante nii mi ngi ci yoon te am ñu baree bari ñu ko sopp. kon taxaseelu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.